asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme niñ ko baaxoo di def saa suñu toogee fii di leen jox seen wàccuwaay bu baax wante balaa lool dañuy jox nuyoo bi kilifa diine yi ak kilifa aada yi ñaanal leen yàlla mu yàggal leen fi te wéral leen fi ñu dellu si waat tey jii si seen émission Jekk ak Këram comme ni ma leen koy waxee saa yu ñu toogee fii dinañ ànd ak équipe macha allah tey jii dinañ ànd ak Oumy Sène si PADM te heure bu su ñëwee dinañu indi la loo xamante ni day am solo lool wante suñ sa jugee dañuy dem si li nga xamante ni mooy àq ak yelleef te àq ak yelleef heure suñ ko waxee dañuy ànd ak Aïda nga xamante ni lépp loo xamante ni ñor na askan wi rek juridiquement mu ngi ciy dox ñuy balaa loolu ñu dem régie jëli situation du jour dellu si waat sur le plateau. salaamaaleykum mbokk yi. ma jottali leen communiqué bi bàyyee ko ministère de la santé et de l'action sociale tey bésu talaata fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier mi ñu nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waajalim ci junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñett test yi ñu def téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif. ci positif yooyu am nañ ci juróom fukk ak ñeent cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu ñore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jógee bitim réew mooy maanaam importé waaye am nañ ci téeméer ak fukk ak ñeent ñi nga xam ne ay cas communautaire lañu mooy ñu jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu seen lim ni la tëddee Kaolack am na ci fukk ak benn Louga am ci juróom-ñeent Touba am ci juróom-ñett juróom ci Richard Toll ak Thiès ñeent ci Dakar Plateau ak Matam ñett ci Jëppal Mbour Mermoz Nioro Ouakam Rufisque ak Yoff ñaar ci Diourbel Fatick Kanel Liberté 5 Mbao Rufisque Nord Foire Ouest Foire Point E Tivaouane ak Tivaouane Peulh benn ci Amitié 1 ci Castor Cité Batrin Dagana Derklé Diofior Gueule Tapée HLM 5 HLM Grand Yoff Keur Massar Kolda Linguère Mamel Mariste Médina Ngor Ouagouñaay Oussouye Parcelles Assainies Podor Saint-Louis Sangalkam Sokone Thilogne ak Yeumbeul téeméer ak fukk ak juróom-ñaar si malade yu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu si yàlla ànde ñeent fukk ak juróom-ñaari malade ñoo nekk réanimation fukki malade ñàkk seen bakkan bésu démb altine fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier biñ nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na ñaar fukki junni ak ñett téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom-ñeent ak juróomi téeméer ak fanweer ak benn wér nañ si juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak ñett téeméer ak ñaar fukk ak ñeent si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. jërëjëf docteur El Hadj Mamadou Ndiaye ñu ngi koy sant di ko gërëm comme niñ koy defee saay su ñëwee ba jox ñu li nga xamante ni mooy liy jugee ci mbas mi moo ko waa ministère de la santé yëpp ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay bu baax te di leen ñaanal yàlla mu dëgëral leen kattanal leen bu baax a baax comme ni ma leen ko waxee léegi balaa ñoo def dara damay nuyu Aïda xam nga moom bu ñëwee ci mardi bi nee naa la ak yelleef dafa baax si ñun parce que il faut que ñuy xam li nga xamante ni moo ñu war balaa ñuy laaj lan lañ ñu waral comme ni ma koy waxee saa su ne Aïda nuyu naa la. fay naa la ziar naa la bu baax a baax. lu bees yaa ngi si jàmm ñu ngi sant bu baax nag yëngu-yëngu yi. ça va ñu ngi nii rek ñu ngi nii rek di daw corona rek. yàlla baax na il faut yàlla baax na. maa ngi lay nuyu bu baax. comme ni ma koy baaxoon defee tous les mardis. di vraiment féliciter le ministre de la santé. ak tout le personnel sanitaire. di leen jaajëfal vraiment di leen encourager ndax.
li ñuy def vraiment ci mbas bi di ñaan yàlla mu kattanal leen di ñaan également suñu borom mu dindi fi mbas bi lu ci lu gaaw a gaaw di fàttali également geste barrière yi comme mi ngi fi ba léegi nañu góorgóorlu ci dakk masque yi c'est que balaa ñuy wax geste barrière Aïda amoo lu la jaaxal fi mu toll nii est-ce que weddi corona moom amati na est-ce que nit ñi war nañ koy weddi fi mu toll nii aggravage yi ñuy def nii chaque jour 10 personnes weddi 11 personnes dama ko dul véhiculer parce que boo xoolee ñi nga xam ne ñoo ñàkk ay nit ñoo deele ci ndax ñooñu mbas bi moo leen yóbbu ñooñu rek ils sont en train de faire leur deuil ñi ngi def ñi ngi seen i dëj kon yow boo taxawee di weddi corona yow la rek donc loolu du ma ko sax wax dama taxaw benn donc li may fàttali rek li ëpp solo mooy ñun ñi fi des te yàlla nañu yàlla boole ci ñi koy nettali yàlla nañu góorgóorlu ci takk masque yi nañu góorgóorlu ci distanciation sociale bi nañu góorgóorlu ci utilisation saabu raxasu rox ak gel yi alcoolique yeeg yëpp loolu yëpp nabu ji nañ ci góorgóorlu nañ koy fàttali te foofu lañ toll foofu la àddina toll foofu la réew mi toll incha allah non bu ñu demee ba nga xamante ni démb rek tonton Adi ndeysaan ñu ngi koy nuyu au passage di ko wax daan ne en une semaine 50 personnes décédé nañ ci li nga xam ne mooy Covid 19 te 50 yooyu décédé am na ñu leen jege woon cas communautaire yi ñu ngi gën a bëri da yaakaar naa jot na nag ñu taxawaat jot na sax yàgg na mais jot na nag fi mu toll nii ñu xam ni Covid bi mu ngi fi te mu ngi ñuy faagaagal te li nga ci xamul mooy bu njëkk dañu wax mag ñi rek lay jàpp mag ñi rek lay sonal mag ñi rek mais léegi jeunes yi ñu ngi siy décédé kon mu ngi fi mi ngi fi daal nañu góorgóorlu rek Nabou Gina nañu gën a taxaw nañu gën a taxaw bu baax a baax ci li nga xam ne buñ ko defee am nañ yaakaar ne dina wàññeeku dem ba jóge fi jërëjëf yéen tamit yéen ñi ñuy dégg j'espère que ni dégg ngeen li ñu wax te xam naa ne chaque jour information yee ngi jàll kon nag nañu xam ne mu ngi fi dañu respecté mesures barrières yi takk masque yi respecté ko tey bàyyi saafonte bi ak xewi nañ ko wàññi ñun dañoo bëgg ay xewi nañ ko wàññi mbokk téléspectateurs yi noonu la ñuy def dem régie jëli PAD Oumy Sène dellu siwaat sur le plateau. asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi ñu seetaan fii ci réew mi ak si bitim réew ñi ziar kilifa diina yi ak kilifa aada yi ñu ñëwaat ci jéega këram indi leen seen rubrique gëm dogal takku liggéey tey nag dama ñëw ba fii Grand Yoff fekk benn handicap boo xam mi ngi tudd Dieudonné nekk nag koo xam day yëngu ci wàllu sport yëngu ci wàllu góol macha allah kon nañu dugg xool ko ci li muy yëngu. Try to earn my living. Whenever I wake up, I try to earn my living. I'm like this. I'm gonna stop looking down on yourself. I'm like this. I'm gonna stop looking down on yourself. You woman, give birth to cripple child. You woman, give birth. Ah bon. ku ma xool ak samay communication dina xam ni carrément que def naa cursus quoi jàng naa dem naa ba 3e terminal maa ngi fàttaleeku maa ngi def terminal dans 2 ans ci ginnaaw. ban école nga doore. maa ngi tàmbalee Talib Dabo mooy gën a nekk xale tàmbalee Talib Dabo mën naa ne tam Talib Dabo laa terminé wee. maa ngi fay jàng ba CM1 balaa maa yegg si CM2 classe monsieur Mbow sama pap génne ma foofu ma dem Dominique Thomas def CM2 foofu laa amee sama entrée en 6e. jógee comment dirais-je demi Thomas dem Diakonia après seconde ma ñëw Talib Dabo seconde première terminale depuis bu may nekk à bas âge bu may jàng ba tey maa ngi adapté ci sport bi kon damay jàpp ni que sama life dama ko def étude sport. bon sport yi may def su ma koy lim buñ ci pare mais mën naa nekk démarré naa ci football parce que moom laa njëkk a xam bu may gën a nekk xale. football ma ñëw di màgg nekk Talib Dabo ma découvrir sport bu ñu naan handi basket ma démarré handi basket bon boole ko football bi ma dem handi basket ba ci kanam découvrir lu ñu naan handi athlète quoi. stade def na athlétisme lancer javelot lancer poids ci laa nekk ne sax mën naa ne sax moom la carrière ci athlétisme bi jot naa am maa ngi ci sant yàlla encore une fois jot naa am 2 voyages internationaux. lépp maa ngi koy defee biir Maroc amaguma chance de découvrir yeneen dëkk yi mais j'espère que dinañu am temps dinañu am
opportunité bu découvrir yeneen compétition internationale incha allah mais jot naa def Maroc ñaari yoon 2 fois yëpp dañ dem uti ay minima pour Jeux olympiques Tokyo 2020 bi ñu aj ni waaw ñaar yëpp dem nañu mais malheureusement mujjul baax te ñu ngi ñaan yàlla amaat yeneen opportunité demaat mën a am suñu qualification pour JO Tokyo 2021. Puisque année bi mën naa ne année bi commencé gu ma samay cours commencé gu ma jàng saa su ma yeewoo jógee kër ga def lu may def si kër gi ba pare à part loolu noonu maa ngi ci salle bi le matin su ma ñëwee saa récupéré ngoon maam bi dem naa stade soit maa ngi Iba Mar Diop wala maa ngi stade Léopold Sédar Senghor en tout cas mën naa ne samay jours yëpp c'est très occupé par rapport ak entraînement yi may def parce que damay entraîner matin entraîner soir. sport daal dafa mel lu fa doon nekk loo xam ne doon la ci yow daal. Bon, mën naa ne bon étant handicapé man je me dis que sport mooy def ça me motive quoi ça me permet de combattre sama handicap te mën naa ne moo permettre sax mu mën a combattre handicap bu ma am parce que ñu bëri ils ont tendance à dire que man ci yoon dama nar a toog dem yelwaani comme samay morom parce que pourtant ma leen di gis n'empêche maa leen di xaw a motiver sax ba ñeneen ñu ngi dugg ci yenn sport yi di ko def. Salle bi bon. man maay coach principal bi quoi tey moom jàmbaar la quoi xam nga moom yow yaay calculer loolu sax mais moom ak ñun loolu demeewul noonu daal xam nga ñun jàpp nañ ne du handicapé quoi parce que lépp li nga xamante ne rek ñun ñi nga xamante ne dañ koy def suñu ñaar tànk moom da koy def voilà moom amul problème wu ba xam handicapé la wala lii la wala certes am na ko mais dundeewul noonu quoi ak ñun xam nga loolu moo ñu ci gën a neex daal. voilà loolu moom ci gën a neex parce que dundewul ak ñooñu ñun quoi jeunewul pour ça parce que lii lu waaye def da koy def parce que mënoon na toog xam nga di def comme moromam yi mais xam nga yàlla dimbali na ko ba yàlla xiiru ko ci loolu moom ci sport la ko yàlla xiir léegi ñun li ñu am rek mooy jàppale ko ci loolu daal voilà loolu la quoi. ko di ko encouragé parce que yombul xam nga boo ko fekkee ci terrain bi day góol day fubal temps passé dugal na fi bit boo xamante ne buñ ko tegoon Ligue des Champions da ngay gis leneen waaw ci digg terrain bi la toll ñu sànni bal mu dóor ko mu dugg xam nga voilà amoon na ay seede ñëpp a ngi fi woon xam na am na nu muy demee mi ngi ci portable booy parce que dañ koy filmer quoi souvent buy football xam nga di ko encourager parce que lii yombul daal. waaw ñun jël ne magam la ñu xaritam la ñu ñooy entraîné ndoo ñooy def lépp d'habitude vidéo yu bëri sax ñoo koy proposé ñoo koy def waaw. di am mbégte daal ci émission bi di gën a jaajëfal waa RTS di wax ni moom champion la yàgg na ci affaire bi yàgg na ci métier bi comme lii bu ko ci fekkee mbégte la rek daal moo ngi def ay vidéo yu gën a garaaw yi ay vidéo incroyable moo ngi koy def parce que ñu ngi koy ubbil page pour nit yi di ko gën a suivre daal lépp lu nit di def te am ñaari tànk da koy def moom xeebul boppam gàcce ngaalaama daal du ñu mën a wax lépp mais dañuy briefing tuuti rek waaw message bi may lancé rek mooy que ni ñu gëm seen bopp rek xam ne ñëpp yemul ku ne suñu borom day am lu mu lay teg rek muy natt boo xam ne da nga koy nangu xam ne dogal yàlla la ñu bàyyi xale yi ñu yelwaan loo te xam ni benn borom tànk wala benn borom loxo mën na leneen lu ku ay cëram mot mënul loolu rek laay lancé ku ne bu xoolee si jëdd ne war nga mën a relever défi bàyyi seen doom yi ñu yelwaan loo. Jëlee na sama petit frère la sama dëkkandoo la sportif la voilà day basket tam en même temps day góol tamit parce que ñun bu ñu amee match ci koñ bi tamit moo ñuy góol souvent moo ñuy góol léeg-léeg mu jël ñu comme attaque waaw xam naa tamit day basket mooy club Pikine bi parce que bu ñu koy xam maa ngi koy xam fii nii tali bu daaw laa nga xam ne foofu la débuté carrière am après mu dem club bi nga xamante ne moo nekk Pikine quoi donc moom boo ko xoolee bi basket sax bala bii def sport lu foog sa handicapé la parce que loolu noonu day jaaxal souvent lu bëri mun la loolu moom handicapé ko même pas voilà te moom tamit yemul sax si sport boobu noonu parce que lépp lu ñuy def si quartier bi moom day participer
bokk na si benn groupe ñuy wax Jeunes Chrétiens Engagés xam la voilà moom bokk na si ñi nga xamante ne ñoo fondé kuréel boobu noonu voilà moom boo ko gisee sax doo fondé sa handicapé la parce que ñi nga xamante ne ñun ñi nga xamante ne yàlla may nañu cër yëpp mot ñu ñuy def moom day def lu raw loolu wala mu defandoo comme ni ñuy defandoo bu ñuy dóorandoo day dóorandoo bu ñuy bàyyandoo day bàyyandoo ñun léegi sax ñu dañuy dem ba accu sax te moom day continuer moom voilà. mënoo tàmbalee dara bu ngeen nekk xale di ko def chaque année di ko def te ñaanoo ci réussite dafay mel ni que amoo objectif man nag li may def maa ngi sant yàlla encore une fois am naa ci objectif am naa ci détermination alors maa ngi ñaan sama borom mu may ma succès avant tout ci li may def gars yi xam ne kii li muy def c'est pas du vain quoi c'est pas du vain def ma ko pour dara dama ko def pour réussir donc maa ngi ñaan yàlla bu baax mu may ma kattan bi surtout la santé mu may ma doole bi moo mun a atteindre samay objectif mun ci am succès bëggal samay waajur samay àndandoo samay entourage ça quoi. léegi Jodane bëggoon naa xam ndax sa handicap bi da nga ko juddu waale wala accident la wala feebar bu la dab la. bon sur ce dinaa leen xaw a jaaxal tuuti parce que y a pas mal de gens yoo xam ne dañu foog ni que dama accidenté wala beneen problème la wala dama feebar tu vois. comme nu ma ko tàmbee di wax gars yi rek sama handicap c'est naturel nii laa juddoo man sax daf ma xaw a jaaxal d'une part bala maa commencé sama activité sportive du may jàng parce que sama papa sama yaay daf leen daan laaj très souvent est-ce que man réellement nii laa juddoo parce que daf ma xaw a jaaxal mais au fur et à mesure may dem ak les activités yu may def ma xam ne kii nit bu accidenté c'est très rare wala nga def accident wala nga feebar nga am handicap c'est très rare nga mun a adapté wu ci milieu bu ngay dund surtout côté sportivement côté études on a tendance à voir que c'est très difficile quoi par rapport ak handicapé lu ñu dund. tamit nga nekk handicap dem ba màgg toll nii 24 ans amuloo appareillage dafay jaaxal ñu bëri te pourtant amoo appareillage. lu waral la moo waral bëggul wala. bon damay naan que de question maa ko bëggul mais appareillage bi mënoon naa ko am te su ma ko amee daf may gën a faciliter sama handicap. parce que sama handicap météo parce que après jeune la man sama appareillage météo defar su ma appareillage 1 mois 2 mois 3 mois mun naa doxee nice comme nu ko bonne volonté yu bëri di ma ko waxee parce que dañ ma koy proposé en fait bu may gën a nekk xale appareillage yi nekkuloon sama xel béykat laa mos a doxee bu njëkk ba commencé naa doxee ñaari béykat mais au fur et à mesure may dem ma teg benn béykat bi yor benn béykat bi di doxee benn béykat mais dama gis ni que benn béykat bi su ma koy doxee ak lu may def yëpp je me sens valide quoi du ma sentir sama bopp du ma sentir ni que invalide la yaa ngi comprendre les appareillages bi nag xam naa ci loolu moo tax musul nekk sama xel mais ñu bëri dañ ma koy proposé mais musul nekk sama xam naa loolu tax ba tey amaguma appareil mais heureusement mën naa ne 2021 bii nii maa ngi commencé benn processus boo xam ne benn intervention chirurgicale mën naa def pour juste mën a acquérir benn protège à pied incha allah maa ngi ci. man je vais commencer par remercier nos saints-pères les prêtres les évêques surtout du Sénégal et de Dakar Monseigneur di ko remercier sur aspect yu mu jël quoi décision yu jël très souvent parce que décision yi dëgg la dina métti trop pour ñun catholiques yi tamit d'une part instant je vais parler en tant que catholique ah dina métti trop si ñun mais suñu toogee réfléchir dañu xam ne carrément c'est une décision boo xam ne qui nous revient de droit décision boo xam ne daf ñuy jàppale juste pour ñu mën a am wér-gu-yaram feebar mun si jógee justement li remercier bu baax parce que dafa nekk feebar boo xam ne doy na waar trop jaaxal na ñu bëri les gens ont tendance à dire que feebar bu am nii musul jaaxal ñett mais lu duré 1 an et quelques jours jaaxal na réew mi te justement li remercier si décision yoo xam ne ñu ngi koy jël juste pour protéger askan wi léegi par rapport comment dirais-je à l'ensemble là je vais parler en tant que citoyen gis nga mën naa ne suñu médecins yi sonn nañ trop boo toog di déglu résultat Covid bi lu muy rey si ay ñett là boo conscient yi di nga xam ne carrément liiru yëfu caaxaan avant tout maa ngi leen di remercier
parce que c'est pas chose facile ngeen déplacé wu ñëw ba ci bërëb Grand Yoff juste pour découvrir une personne bu ñu naan Dieudonné. Vraiment, je vous remercie quoi. Je magnifie vraiment seen présence, seen acte. C'est pas quelque chose de facile encore maa ngi koy wax parce que mun naa ne depuis que je suis moi, c'est très rare. Parfois day am nit yi invité ma pour ay émissions, mais c'est très rare nit déplacé wu ñëw ba fii nii pour mun a découvrir une personnalité qui est moi quoi. gis ngeen mbokk yi macha allah gis ngeen salle bi ñu nekkee ak Dieudonné mu nekk nag macha allah sportif bu mag handicapé la waaye lii da koo judduwaale gis ngeen dafa yéeme lu mu judduwaale la waaye dérangé wu ko macha allah dérangé wu ko mu yënguwale sport bëgg sport def basket di def athlète di def li nga xam ne mooy football. te dem na fii ñaari yoon championnat te ñu ngi koy ñaanal yàlla te mu nekk championnat du monde ñu koy dégg fu nekk parce que nee naa leen handicapé man ci xel rek te moom am na ngëm-ngëm gi am na jom macha allah ñu koy ñaanal tamit réussite bu mag nañ koy ñaanal daal. lii laa njëriñ bi gis ngeen di wax na nag tey nañ gën a fagaru ci feebar bi ci corona bi nga xam ne moo nekk ci réew mi àdduna bi sa laay wax nañu gën a fagaru gën a dimbali ministre de la santé parce que mi ngi def li ko war waaye ñun tamit askan wi jàppale leen ko gën leen takk masque yi tey distance yi gën leen ko respecté tey di ngeen jël gel yi di ko laal seen loxo ndax ñun ñoo mën a xeex ak feebar bi mu jële fii ci Sénégal di remercier ki nga xam ne moom moo jox bisu bu rafet bi mi ngi tudd ñanga xam naa après numéro téléphone lañ ko jàllale moom moo koy jaay képp ku ci bëgg rek soo ko woowee dina ko indi sa kër di remercier ki nga xam ne moom moo jox mantu bu rafet bi mi sama jumelle sanu sumano maa ngi ko remercier bu baax di remercier ñëpp nag képp koo xam ne yaa ngi seetaan fii ci RTS di Sénégal ak monde bi yëpp ak ñi si diaspora bi yëpp maa ngi leen remercier bu baax di leen jox dig daje beneen mardi seen beneen rubrique gëm dogal takku liggéey. jërëjëf Oumy Sène moom aussi comme ni mu ko waxee ci gëm dogal takku liggéey moom heure su ñëwee rek nee naa la gën a la jox loo xamante ni soo koy seetaan sa yaram day daw ndax wax dëgg yàlla macha allah mu ngi bay waaram comme ni ñu koy waxee ñu koy nuyu nag bu baax a baax fi mu nekk jamono ji ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax Aïda gis nga Oumy lum ñu andil waaye ne avant loolu xam nga sunu invité ñëw na léegi dañ koy dalal nuyu ko gars yi xàmmee nañ ko ba pare Sido ñu ngi lay nuyu di la ziar xam naa kii la rek graaw dañ lay comprendre. waaw jërëjëf avant tout maa ngi jégalu ci retard bi. bouchon yi moo ñu xawoon a retenir. encore une fois maa ngi rafetlu teewaay bi fii ci biir RTS. comme ni ma ko waxee di waxtaanee ak yéen ak yelleef doomu aadama merci. jërëjëf Aïda gis nañ élément Oumy Sène. Oumy Sène comme d'habitude Nabou Gina comme d'habitude nu mu koy defee chaque mardi chaque mardi mu indi koo xam ne exemple lay doon chaque mardi mu indi koo xam ne vraiment modèle lay doon pour la société chaque mardi mu indi koo xam ne ku gëm boppam lay doon parce que boo xoolee xale bu góor bi nga xam ne Dieudonné en fait kiiwul fatalisme comme ni mu koy waxee ci fin émission bi nee na judduwaale la moom dem na ba am na yenn capacité yi sax da doon toog di laaj ay waajuram ndax lii dama ko judduwaale ou pas parce que facilité yu mu amoon et tout ça là après lay doog a gëm ne lii accident la ba pare mu nekk sportif de haut niveau gis nga ko moi je pense que ne am na ay championnat am na ay jeux yoo xam ne c'est réservé à cette catégorie de personnes boo xam ne mën nañ ko ci ubbil ay buntu dooleel ko ci ba nga xam ne moom mun na fa accéder vraiment il le mérite macha allah te jom ji mu ngi fi macha allah mu doon loo xamante ni comme ni mu ko waxee rek dañ koy ñaanal rek yàlla teg ko ci yoon xam nga te leeral yoonam ndax xale la 24 ans aussi xale la di wax ñi nga xamante ni ñu ngi koy seetaan sur la RTS 1 nañ ko ñëw jàppale xam nga teg ko ci yoon parce que dégg nga lim nu wax nee na moom dafa bëgg a briller ci li nga xamante ni moom lay def parce que depuis mu nekk xale mu ngi ci kon dañ koy ñaanal waane di remercier waat Oumy Sène bu baax a baax Aïda comme niñ koy waxee bii passé am na fu ñu tegoon sunu loxo. am na fu ñu tolloon de. voilà léegi nag comme agsi nañ fii tey jii te sunu invité ñëw na man damay daal di newaat keewu rek jàkkaarloog yéen te di leen déglu rek di bàyyi xel ci li ngeen di wax ndax Sido fa mu tegoon loxoom mardi bii passé amoon na solo lool muy certificat de mariage damay dem directement Sido ndax xam nga temps bi bëriwul certificat de mariage lan moo tax nit di ko wut waaw comme xam nga keroog ci njëlbeen nee naa mariage dafa bokk ci état wu personne c'est-à-dire que nit ki ci biir société bi soo si juddoo
am na ay xew-xew yi xew ci biir àdduna ci sa dund muy mariage par exemple loolu su amee aussi dafay jar comme ni ngay juddoo ñu dem ñu déclarer la nga dem nga am sa kayitu li ñuy wax certificat de mariage ñi di ko wax kayitu sëy ban njëriñ la am tey peut-être tey en tant que par exemple soo nekkee ki nga xamante ne am nga borom kër wala am nga soxna am na ay droits yi nga xamante ne peut-être mën na ci découler par rapport à l'État par rapport ak même say bërëbu liggéeyukaay mais kayit boobu soo ko amul munoo laaj loolu wala munoo revendiquer droits yooyu nga xamante ne am nga ko ci biir sëy bi aussi parfois sëy mën na am ay jafe-jafe su amee ay jafe-jafe tamit mun nañ ko régler ndax amul problème yi nga xamante ne du am solution mais solution boobu balaa ñu koy apporter foog nga firndeel te mënuñoo firndeel sëy bi am na lu dul kayitu sëy maanaam le certificat de mariage. moom mooy prouver ne mariage am na ci diggante ñaari waay dencante yan avantage la ci ñaari époux yi mën a jëlee maanaam bu fekkee yow yéen ñëpp da ngeen nekk ci dans la vie active ku jigéen ki yan avantage la ci mën a am par rapport ak doom yi ku góor ki tamit yan avantage la ci mën a am parce que léeg-léeg Nabou Gina ma dégg ne góor yi dañuy bañ def certificat de mariage ndax nee nañu jigéen ñi bu ñu yoree certificat de mariage arme la contre ñoom loolu laa bëgg nga leeral ko fii tey maintenant xam naa inconvénient boobu ngay wax peut-être ñi nga xamante ne dañuy nekk ci formel bi ñooy wax loolu mais ñi nga xamante ne dañuy liggéey wala ñu nekk ay contractuel wala ñu nekk ay fonctionnaire xam nañu njëriñ bu baax bi nga xamante ne moom moo am ci kayitu sëy ndax tey en tant que époux am na yi nga xamante ne soo fekkee yaa ngi ci biir sëy bi kenn du dafay nekk ay avantage ci yow wala ñu ne par rapport au paiement des impôts yow dañ lay defaral ay diminution ñu wàññi ko donc yooyu tamit su fekkee bëgg nga bénéficier wu ci wala état jox la yow sa ak en tant que époux wala en tant que épouse il faut nga mun a prouver mariage boobu noonu il faut nga joxe acte de mariage muy avantage bu rëy nag muy avantage bu rëy loolu jigéen yi yaakaar naa na ci bàyyi xel bu baax Nabou Gina bu ñu xasee bay liggéey nañ certificat de mariage ndax seen impôt dina wàññeeku dinañ jël seeni doom bu ñu feebaree prise en charge assurance maladie boobu loolu ci société yëpp la am comme ni ko Sido waxee léegi nii waaye ma dégg ne dans un régime polygamique mooy régime boo xam ne ku góor ki dafa am ay jabar yu bëre ndax jabar bu ne comme fii Sénégal nee nañu góor mën na am benn ñaar ñett ba ñeenti jabar est-ce que jabar bu nekk day yore certificat de mariage am wala benn certificat de mariage bi la couple boobu di am waaw jabar moom jabar la rek nga nekk première position nga nekk deuxième position war nga mën a am sa papier de mariage ndax tout dépend tey ci mariage bu njëkk bonne option la borom kër bi def te su fekkee da nga nekk ci régime polygamie da nga opté pour polygamie soo am cela veut dire polygamie limitée maanaam da nga opté ñaari soxna wala polygamie à 4 épouses da nga opté pour ñeenti soxna soxna boo ci am da nga war a ànd ak moom ca mairie ba comme nañ koy waxee ngeen mën a déclarer sëy boobu noonu ce qui revient à dire que amul tey nit ki nga xamante ne dugg nga ci sëy te waroo mën a am li nga xamante ne moom mooy kayitu sëy bi kon jabar bu ci nekk da nga yor sa kayitu mariage mais ku góor ki fan la ñuy xamee ne que kii am na jabar yu bëre waaw loolu ça dépend ci sëy bu njëkk ba ndax soo yegsee di nga am nga possibilité tey def opté nga opté nga ne man de dama opté pour tey pour monogamie maanaam benn soxna foofu peut-être ñu teg fa tànk mooy que soo opté pour la monogamie rek topp na la à vie tey sëy boobu nga nekk ba tax nga opté fa monogamie soo ca génnee sax monogamie boobu dalay topp booy takkaat keneen monogamie ngay signé waat dalay topp donc mun nga opté pour la polygamie soo opté pour la polygamie tamit qui revient à dire que am nga selon ci option limitée wala option à 4 boo ci def rek am nga sañ-sañ am sëy yu toll par rapport ak option boobu nga def maanaam ñee boo defee monogamie yow même boo divorcé booy takkaat keneen maanaam monogamie ngay defaat parce que li nga opté mooy à vie la Nabou Gina kon dee rek moo lay takkale ak sa option boobu nga xam ne kon nañu xalaataat bu baax balaa ñuy signé léegi yow bu ñu demee ba nga xam ne kayit boobu amoo ko nan nga koy rattrapé certificat de mariage ku ko amul nan la koy rattrapé comme ni ñu waxoon njëlbeen rek semaine passée par rapport ak acte de naissance yi maanaam kayitu judd yi donc sëy bi su amee suñu xam nga keroog maa ngi naan am nga def mariage célébré bi nga xamante da ngay dem ci officier bi ngeen defee ko foofu wala mariage constaté mariage constaté mooy tey da ngeen observé benn coutume bi nga xamante ne c'est en usage au Sénégal par exemple nga ne coutume tukuleur wala nga ne coutume musulmane loolu su amee ba pare da nga war a jóg
dem ci officier état civil mu def li nga xamante ne constat la. ci ban délai ci ban délai nga ko mën a defee. loolu ci juróom benn weer. ci 6 mois yi mariage yi bu mu amee ba am juróom benn weer mën ngeen dem constater sëy boobu noonu ci kanamu officier état civil bi. donc su délai bi passé tamit yoon prévoir na. ay procédure maanaam ay yoon yi nga xamante ne da nga ci war a mën a jaar pour nga régulariser mariage boobu. muy nga xamante ne muy tey. xam li nga war a njëkk a def mooy wut certificat de non inscription. comme ma ko waxee ko lii wane ni que sëy ba kat am na mais kenn jotu ko enregistré ci mairie ba wala benn officier état civil constaté wu ko. soo ko wutee ba pare. am na li ñuy def les certificats de mosquée. maanaam li nga xamante ne su fekkee ci jàkka yi la jàkka yi léegi dañuy joxe. certificat de mosquée ku jigéen ki am na jàkka yi nga xamante ne dañuy joxe pour ñaan ak pour jigéen ki ak ku góor ki. kayit boobu noonu certificat de mosquée boobu ma wax. ak non inscription bi ngeen di jël. après ngeen copier seen pièce d'identité légaliser ko. boole ko ak ñaari témoins ñi nga xamante ne ci moment wu sëy bi am majeur nañ te mun nañu wax aussi ci sëy bi bu mu amee. le tout comme ni ma ko waxee woon keroog ngeen rapproché wu ci tribunal d'instance bu habilité. c'est selon localité bi nga xamante ne fa la mariage bi amee. ci 6 mois yi bu mooy maanaam bu 6 mois yi jàllee. mais ki nga xam ne. par exemple jëkkëram dañoo sëy bi defuñu woon certificat de mariage Nabou Gina. après ay jafe-jafe am. parce que léeg-léeg damay gis ci biir couple yi. bu jafe-jafe amee yow nga bëgg def même certificat de non inscription boobu nga fi wax léegi nii ak seeni pièce d'identité boo laajee ku góor ki day lànk ba wut ku ko lànkle ne la joxuma la sama carte d'identité loolu nag ak difficulté boobu yéen naka ngeen koy surmonter. waaw loolu moom Nabou kii comme ni nga ko waxee Aïda jafe-jafe bu mag la. ndax comme ni ñu nekkee ci boutique droit dañuy gis loolu ndax doo xam xaar vraiment ba problème am. nga ne da ngay dem nga wut kayitu sëy. donc kooku c'est très rare mu coopérer pour ngeen wut kayitu sëy bi. mais dans tous les cas tey. su fekkee yore nga certificat de mosquée bi. donc moom ngay jël nga rapproché au niveau de l'état civil. nga wut non inscription bi comme ni ma ko bien que am na ñi nga xamante ne. yenn saa yi dañuy am difficulté au niveau de l'état civil pour ñu jox leen kayit boobu peut-être mun nañ leen laaj certificat de kayitu borom këram wala ñu laajte mais du c'est pas au niveau de tous les états civils am na ñi nga xamante ils sont flexibles à ce point ñun nag su fekkee ñëw nga si ñun dinañ la am nga jafe-jafe pour am kayitu sa borom kër nañ leen na nga indi yi nga xamante ne yeneen yi nga xamante ne jot nga ko am requête bi su fekkee yore nañ ko nañ la ko rempliral ba mu des partie bi nga xamante ne c'est réservé à l'époux vous signez et vous faites signer les témoins vous vous rapprochez du tribunal habilité pour nga déposer ko foofu. mais loolu bu ko déposer est-ce que loolu certificat de mariage mën na cee juddu mën na ko ci am. waaw mën na ko ci am ndax c'est tey waa ji nga xamante ne nangul woon coopéré wul woon pour joxe kayitam. tribunal mën na ko woo. bu ko woowee bu boobaa tey il suffit que ñu laaj ko kii sa soxna la mu ne waaw donc amul dara li nga xamante ne mën na retenir juge bi pour mu rendre le jugement pour ngeen am. d'accord kon yéen kon bu amee jafe-jafe. nga xam ne ku góor ki bañ na joxe ay kayitam. tribunal mën na koo woo. yéen bu ngeen fa déposer requête bi. kon tribunal moo koy woo. xam nga Aïda sànq maa ngi lay wax ne la. gis nga ñun fi mu toll nii problème mu kayit daf ñuy daal di doy waar te boo seetloo yi nga xamante ni moom la wax moom la ñuy dajale yëpp am na si ñi nga xamante ne nii. comme dañu taayal te boo waxee rek ñu ne la man daal dem police ak dem gendarme rek dem nangam. tax dugguñu si ay affaire u kayit pour ut papier de mariage. parce que comme niñ ko waxee ki nga xamante ne nii man amul kayitu juddu déjà. dugg na ci sëy am na ci njaboot. kooku nan lay def pour am papier de mariage déjà. parce que am na ku ma keroog émission bi mu jàllee am na ku ma ne man de aw ma sax kayitu juddu. léegi man nan laay def ba am kayitu sëy léegi nag ma ne leen léegi comme man xawma ci dara bàyyi leen su ma àggee ma jox ko ñi nga xamante ne ñoom xarañ ci loolu parce que amoo kayitu juddu say doom amuñu kayitu juddu mariage bi tey am na ay doom yu am 20 ans 22 ans ngay laaj nan ngay def ba am papier de mariage bàyyi naa leen mu ngi noonu ak procédure waaw xam nga keroog ci njeexital bi am na lu ma wax ma ne tey état civil amul ay sauté étape da ngay wut bi nga war a njëkk a wut rek après nga topp ci mun a am beneen donc ki nga xamante ne amul kayitu juddu wala kenn déclaré ko à la naissance munul dem rek am kayitu sëy munu ko mais su fa yegsee dañuy teg mbirum kayitu sëy bi ba ñu régulariser ko naissance am ba pare mu doog a mën a am kayitu sëy donc kooku noonu ngay wax la première chose li mu war a njëkk a def moom mooy mu dem def le nécessaire pour mu régulariser boppam d'abord ba mu exister d'abord ndax au niveau de la société xamuñu ko reconnaître wuñ ko il faut que mu am acte boobu noonu
effectivement Nabou Gina une personne qui n'existe pas ne peut pas se marier. Personne boo xam ne yow kenn mën na identifier. mais amoo kayitu judd. Aïda naka ngay defee naka ngay marié woo. mais Aïda moo tax li mu wax c'est am solo. waaw parce que bu ñu tollee foofu. dañ koy reprendre depuis le début. mais Aïda mariage fii bëri na ñi nga xamante ne nii cas yooyu bëri na de. mais cas yooyu bëri na mais comme moo tax nag boutique de droit nga xam ne moom mooy coordonnatrice bi fii nekk ni si Médina ci yooyu la ñuy dox saay su ne. cas yooyu bëri na ñi ngi def seen kéttalaay kàttan pour jigéen ñi nga xam ne amuñu kayitu judd. déjà ñu wutal leen kayitu judd. bu ñu paree ci loolu ñu seet ndax am nañ certificat de mariage bu ñu ko amulee ñu jàppale leen ba ñu am ko. su boobaa bu ñu defee loolu aussi dinañ wut li nga xam ne moom mooy livret de famille. parce que comme ni mu ko waxee léegi yow amoo kayitu juddu. amoo certificat de mariage amoo say doom peut-être amuñu kayit. yooyu yëpp dañ koy rattraper. mais comme ni mu ko waxee léegi rek buñ sa tolloo. te njëlbeen ba dañ ko retourner case de départ ca juddu ba. parce que Nabou Gina li ma la wax rek. koo xam ne yow tu n'existes pas. en tout cas sur le plan légal. kon daal pour ñu leeral mooy que ni ki nga xamante ni amul kayitu juddu. kooku existé wul. existé wul maanaam sunu réew mii ñu ne di Sénégal kenn xamul la fi yow existé woo léegi am na ku ma ne léegi. ñu soufflé ma ko léegi nee na nga taxawaat ci. ki nga xamante ni si na monogamie ak polygamie. que bu ci génnee. si monogamie bi à vie la xam nga sànq wax na ko. waaw régime matrimonial bi voilà léegi nag ak ki nga xamante ni signé na polygamie. moom aussi polygamie da koy topp à vie. nee na nga taxawaat ci loolu leeral ko parce que am na ñoo xamante ni ba léegi. xam leerul seen bopp daal beneen bi man sama beneen question mooy que ni. léegi ki nga xamante ne nii moom amul kayitu juddu comme ki ñu wax la kooku moom existé wul. d'accord léegi kooku ay doomam nan la ñuy def. ok laaj yu am solo la. d'abord ma njëkkee ci régime matrimonial bi. sànq nee naa option wu monogamie maanaam soo opté ni que benn soxna ngay am. option boobu da lay topp sa ngir dund. mënatoo ko changer donc munoo wàccaat. ba ilaa yow mi diin c'est irrévocable. c'est irrévocable comme ni nga ko waxee. mënoo ko waaw polygamie nag yoon may na la nga ne tey dama polygame la bu subaa nga changer option bi. ok nga ne da ngay dem monogamie wala da nga nekkoon polygamie à 4 épouses wala da ngay dem. da ngay wàññi dem polygamie à 3 wala à 2. donc yoon may na boobu à tout moment mën nga ko changer. mais monogamie moom kenn mënu ko changer. mais doo changer régime bi. doo changer régime bi de. da ngay wàññi. na leer. waaw du régime bi. xam nga régime bi ngay changer. boo opté polygamie da lay topp à vie c'est irrévocable. mais bu la neexee. xam nga fii dañ la may ba 4 bu la neexee nga ñëw wàññi ne 3 laay def. ñëw wàññi ne 2 laay def. ñi ma xam ne yaa ngi dégg. waaye fii nag ci ñi ma ko sañ a wax yokk lañu. parfois ma ne leen li leen gën a intéressé si diine gi rek la ñuy jël. am nañ droit am 4. waaw yeneen moo leen gën a intéressé yeneen yi ne ci diine bi yëpp ñoom xamuñu ko. waaye boobu aaya ak a mokk. comme Aïda nu ko waxee donc option bi soo opté pour monogamie moom jàppal ni option bi topp na la. c'est fini léegi nag soo nekkee ci biir monogamie yow may ne la nga wàccaat ngay wàcc. wàcc moom xam naa du yomb wàcc moom laay bañ a dégg parce que duñu wàcc ñi ma ko war a wax duñu wàcc. léegi yaa ngi wax ki nga xamante ne dafa nekk ci néegu sëy yàlla may na ko ci ay bant. te moom ci boppam kenn jotu ko enregistré maanaam amul acte de naissance. donc kooku. pour mu yombalal mbir mi balaa moo waxu doomam na jéem a moom régulariser. moom sa situation. mais am na doom ba pare doom yi ay mag lañ léegi. non loolu du dañ comme ni ma ko wax pour nga naissance muy mariage muy décès. mën nañ koo régulariser à tout moment. donc su demee ba am këyitam moom rek. pour mu defar ci doomam yi. mais foofu lay jaaree pour mu régulariser doom yi. moom il faut mu régulariser boppam parce que bu demee pour régulariser doom yi dañ koy laaj moom kayitam. moo tax il faut mu indi kayitam. comme ça régulariser doom yi gën a yomb. kon nañ ci bàyyi xel bu baax Aïda ñu ñëwaat ci beneen question boo xamante ni sama mbokk góor yi ñu baal ma ndax tey dañ na dama leen di daal ñi ma ko war a wax ñu baal ma Aïda est-ce que fuite de responsabilité bi nga xamante ni ku góor ki mu ngi koy def ci biir néegu sëy bi dara waru la nga njaboot ba ne sàññ dara waru la sa njaboot bu la neex à tout moment su la neexee takki beneen jabar dem sa yoon parce que sëy bi amul kayit est-ce que loolu waralu ko tamit mën na nekk tamit dañ bàyyi Sido mu tontu ci loolu mën na nekk ndaxte gis nga entretenir nit ci charte sëy la bokk waaw loolu aussi laaj bu am solo la ndax mariage su xasee am rek am na li nga xamante dañuy naan ay obligation yi nga xamante ne dafay découler ci mariage bi maanaam am nga soxna am nga borom kër day am ay warugal yi nga xamante ne dañ la koy sant donc suñu nee borom kër rek yoon dafa ne c'est lui le chef de famille
donc suñ la nee chef de famille nekkul titre chef de famille dafa am yu mu àndal yow da ngay mën da ngay wàccoo ak sa njaboot da ngay wàccoo ak sa soxna da ngay wàccoo ak say doom donc ci kaw loolu kayitu sëy bi ca foofu lay amee solo ndax manquement yooyu le fait que yow nga nekk borom kër te li la wax ca sëy ba defoo ko ci sa soxna wala defoo ko ci sa njaboot yoon mun na ko corriger ndax ñàkk a toppatoo njaboot loolu faute la donc yoon mun na ko corriger ce qu'on appelle le défaut d'entretien maanaam yore sa njaboot peut-être dépense ba jamono metti na mais dépense ba du mate doom yi war nañoo faju intéressé wu la loolu yëpp su amee ku jigéen gi te mu am ci kayitu sëyam mën na ci kii intenter action devant le tribunal. yaa ngi gën a nag kayitu kër yi nag. dégg nga de kayitu sëy yi mu ngi koy gën a nag kayitu sëy yi xëy na peut-être du ko nag sax waaye dañuy kattanal jigéen ñi rek na bu général di leen wax yoon yi ñu mën a jaar parce que tamit loo gis rek nag action boo gis nag ci justice rek waxtaan na ko jiitu médiation moo ko jiitu ndax sa diggante yow ak sa borom kër war ngeen mën a waxtaan ku baax ki sang bi lii de yaakaar naa ni war nañ koo mën a jënd lii war nañ ko def di waxtaan ba am li nga bëgg parce que yoon aussi dem ci yoon moo war a nekk le dernier recours si je ne me trompe moo war di gën le dernier recours bu ngeen demee nag ba nga xam ne xaw ma raayaan ci ku dégg séeréer tamit comme niñ koy waxee xam nga bu ngeen demee ba nga xam ne foofu waxtaan amatul peut-être que ne kii kat yow bëgg nga continuer sëy ak moom ndax njaboot jeeg et cetera mais déggul say wax nga dem ci yoon tamit yoon mën na ko contraindre mais Aïda ñun Sénégal lañ nekk ah koo yóbbu si yoon boobu sëy day daal di yàqu ah ñun Sénégal lañ nekk ñun fii dañ la naan boo ma yóbboo police wala mais ma tribunal boo waxtaanee te déggul ay jat tamit ngay woo seen kilifa ñu expliquer ko wax ko parce que waxtaan bi aussi mën na nekk de manière élargie mën na nekk yéen ñaar boo demee ba télé aussi mën nga indi say parents ñu ki nga xam ne war na mën a wax ci sëy bi ñooñu ñëpp ñu defar diggante bi parce que loolu yëpp tamit defar sëy la ak defar diggante bi loolu nag moo comme li may wax rek yoon moo war a nekk le dernier recours boo demee ba vraiment amatoo pexe mais na jigéen ñi xam ni rek yoon may na leen possibilité boobu am nañu possibilité def benn action en justice boo xam ne day corriger loolu défaut d'entretien mais léegi yoon mën na koo faj góor bi taxaw ne moom buggul certificat de mariage du ko ut moom certificat de mariage moom amul ci biir këram soxlawu ko góor boobu nan la jabaram war a def am certificat de mariage moom pour man droit la comme ni ñu ko waxee droit la ci ku jigéen ki droit la ci ku góor ki comme li Aïda wax ba dee du couple suñ ko waxee rek communication moom moo ko waralal lépp war nañ ko mën a def ci nga xamante ne mu nekk waxtaan mu war a am bañ am benn xëccoo mais tamit comme ni ma ko waxee droit la te droit moom ci nit ki mun nañ ne sax c'est inhérente à la personne donc soo nekkee ak sa borom ko wax nga vous avez fait intervenir tey imaginez soxna si nga xamante ne moom mu ngi liggéey ci bërëb fu liggéey kaayam mu laaj ko këyitu le papier de mariage borom këram bañ a coopérer kooku en quelque sorte mu ngi enfreindre moom ay avantage am mu ngi koy tere am ay avantage am mais loolu comme ba tey su amee papier de mosquée bi ñuy laaj ndax léegi moom ci biir pour nga dem wuti non inscription sax d'habitude dañ lay naan na nga wut le certificat de mosquée da nga wut certificat de mosquée bi après nga dem wuti non inscription nga wut sa ñaari témoin ak moom su fekkee coopéré wul yow nga déposer sur ce après suñ ko woowee dañ koy laaj mais boo déposé boobu laay wax ak suñ ko woowee c'est que ñun Sénégal bi ñu nekk laay bëgg ñu xam nga problème bi mooy bu fekkee ni yow yaa ngi liggéey wala niveau intellectuel bi àgg na fenn fi peut-être du doon problème bu ñuy wax ñu ngi wax ak ñi nga xamante ne nii par exemple xëy na amuñu benn niveau intellectuel bi xëy na couple bi demeewul noonu pour que ñu mën a wax parce que am na si ba tey ji kër yoo xamante ni du jigéen mooy taxaw di naan jëkkëram nii lañ koy defee ak nii lañ koy defee am na yoo xam communication boo xamante ni nii duñ la ko may sax déjà léegi jigéen boobu te tey mu ngi am ay doom yi war nañu faju war nañu nàngam ku góor ki bañ a def lenn ci loolu parce que dégg na ni boo comme ni nga ko waxee sànq su ma la yóbboo su ma jëlee kayit bi mooy su ma demee ci yoon dinañ la wax ne dangaa war a dundal dangaa war a faj dangaa war a nàngam te moom bëggul loolu maanaam ki nga xamante ne nii ki ñu ko war a wax takk na tey fii am fii njaboot bàyyi ko fi daw ay responsabilités jël na keneen takk ko def noonu lay dundee daal parce que loolu mu ngi si suñu société waaw dëgg la li nga wax c'est aussi communication moom moo ko lal mais tey am na ñi nga xamante ne niveau intellectuel bi comme ni nga ko ci ñi nga ko sañ a wax yeggul foofu
mais buñ ci yem tey yenn saa yi dañuy day jar ñu jël texte yi teg ne day jar tey ñu dem vers les populations di leen waxtaanal comme par exemple soo jëlee si association yu mel ni AJS dañuy def ay communication à la base tey pour xamal nit ñi këyitu sëy du amul benn inconvénient avantage yi moom moo gën a bëri ci affaire donc su fekkee ñu ngi dox ci communication boobu amaana nañ dem ba li nga xamante ne moom lañ ciy séntu ñu am ko si Aïda comme tey ñu ngi wax comme lu muy wax rek comme ñu ngi wax tey jii ci kayit tey nga ko bëgg a tëj nañ dem ci kayitu décès parce que moom aussi li mi nga xamante ne nii temps bi des bëreetul ñu tënk ko lu gaaw a gaaw ndax nag wax dëgg yàlla ku am kayitu juddu di nga am kayitu faatu ndax faatu mënul ñàkk dañuy ñaan yàlla na yeex mais ki nga xamante ne nii par exemple nii nan la ñu amee kayitu décès déjà bu décès amee waaw loolu moo desoon je pense def nañu certificat de naissance certificat de mariage etc. xam nga léegi nag xëy na mariage bi aussi il y a plusieurs vies peut-être xam nga comme niñ ko faram fàccee léegi ak selon les régimes mais également nit aussi ñu tënk rek waaw nit aussi bu ku judd rek di nga ku mës a judd di nga yàlla na yéex comme vous dites donc c'est la même procédure tey pour nga am à peu près pour nga am papier de mariage acte de naissance ak nga am acte de mariage donc nit ki su génnee àdduna par exemple déjà su fekkee su génnee àdduna rek dañ ko médecin bi dafa war a def constat certificat li constaté ni que décès bi am na heure tel médecin bi moom moo ko constaté su defee le constat si hôpitaux yi sax da ngay gis ni am na état civil bu ko rattaché donc d'habitude même les jours fériés sax ñoom ñu ngi foofu pour ñu def le nécessaire donc loolu da ngay rapproché foofu une proche parent bi nga xamante ne moom moo jege ki nga xamante ne moo gën a jege ki nga xamante ne moom moo génn àdduna kooku su demee il peut faire le nécessaire pour ñu constater le décès su fekkee defuñu ko nag tamit dans les délais toujours mën nañu di régulariser décès boobu en passant par la procédure non inscription au registre de décès et tout ça. rappelé que ne rek certificat de décès boobu am na solo également. fekkee nit ki da doon liggéey le défunt. da doon liggéey pour ay fayeeku plus tard sa veuve mën a fayeeku ay pension alimentaire am ak yooyu yëpp. ak yeneen activité yoo xam ne dañ ko ciy laaj certificat de décès. ay affaire bu ñuy ubbi. succession wu défunt bi également. loolu yëpp dafa am solo. donc à chaque moment rek Nabou Djina comme ni mu koy waxee foofu laay jaaree nag Sido. laaj la sa mot de la fin nga tënkal ma état civil rek tënkal ma ko. waaw merci état civil moom mooy comme ni ma ko waxee ci li identifier nit ki ci biir société bi juddu na am na borom kër am na soxna yàlla na yéex génn na àdduna te loolu yëpp foog ñu constaté ko foog mu am ay kayit ay acte état civil moom moo ko mën a justifier donc ngala nit ñi suñu ganesee àdduna na ay waajuram def la nécessaire pour ñu enregistrer seen doom yi mariage aussi preuve la ndiga sax pour man mbëggeel ba mu ngi foofu ngeen dem ngeen enregistrer seen mariage décès aussi yàlla na yéex foog ñu def ko ndax daf leen di permettre ñu mën a ouvrir succession bi xale yi su fekkee seen papa génn àdduna wala seen yaay ñu mën a am ci avantage yi nga xamante ne en tant que héritier la donc loolu lu am solo ñu bàyyi ci xel bu baax a baax di leen jaajëfal ci invitation bi di wax ni rek peut-être yëpp mënuñu ko waxee fii mais AJS existé na am na ses boutiques de droit soo leen amee ay laaj yi ngeen ci mën a laaj mën ngeen ñëw suñu ay boutique de droit wala ngeen woote ci suñu numéro vert qui est le 805 805 dinañ leen gindi ànd ak yéen ci procédure bi nga xamante ne moom la seen situation laaj jërëjëf. macha allah. jërëjëf Sido yow tamit kontaan nañ ci jëlaat la nga ñëw nanguwaat toogaat waxtaanaat ak ñun ndax loolu aussi c'était pas évident comme ni ñuy wax. comme ni ñuy wax vraiment Sido merci beaucoup félicitations leeral li nga fi indi vraiment man am naa ci mbégte jëlee naa ci xam-xam bu bees sama xam-xam yokk na ci wàllu état civil je pense que loolu li ma dal nii moo dal ñi ñuy seetaan foofu laay jaaree di remercier téléspectateurs yi di leen remercier bu baax a baax te saay su ne ñu ngi jàpp ci émission bi saay su ne ñu ngi kattanal Nabou Djina tey di nuyu waa Fass Mbao ndax ñoo ma def nii tey macha allah Adja Niang sama ñees sama xarit ma famille Ajaratu Ndeye Khady Ndiaye ñi ngi Fass Mbao ñoom ñëpp maa ngi leen di jaajëfal di leen nuyu di leen wax je vous remercie soir bi yàññi na torop macha allah jërëjëf yow tamit Aïda jërëjëf yow tamit Sido kontaan nañ bu baax a baax ci dalaloon la ndax waxtaan bi neex na am na solo te leer na macha allah waane man tey jii
comme ni ñu koy waxee Ablaye Faye moo fi jaarati xam nga Ablaye Faye moom macha allah ci coupe yi macha allah Habib moo jaar ci soir bi ñu koy remercier bu baax wante Ndeye Fall madame Yadd moom tamit du ko yàq fenn ci li nga xam ne mooy capp-cappal beeg naayesal bi merci beaucoup madame Yadd Ndeye Fall foofu ci yëmbal mbokk téléspectateurs yi li lañ leen indiloon ci mardi bi nee naa la yaakaar nañ ni lépp lu ñu leen indil ci ak ki yelleef di ngeen ko téye bu baax te yor seen ay bic tamit di bind di noté bu baax a baax kayit yi nga xamante ni moom la nit di soxla ñu ciy bàyyi xel bu baax a baax ndax lu am solo la jërëjëfati ñu di leen jox rendez-vous incha allah suba si beneen jeeg ak këram jaajëf incha allah